صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. اللهم صل على محمد. mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. nuyoo boobu ginnaaw bi nga xam ne teg nañ ko ci loxoy Mawlana Seyd Cherif Mouhamad Ali Haydara suñu wasila suñu sang mu teewal fi ay maamam salaamullahi alayhim ajmain. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko wér, jàpp ndalal ko, defal ko sitr qawi insha allah, may ko gudd fan itam wa tasbiit, defal ñu ko itam ñu ànd ak moom ci loolu. waxtaane imaam Xuseyn alayhi salaam di fàttali ko ay bisam, di ñëwaat ci jóg boobu mu jógoon ak taxawaay boobu mu amoon, ñu koy tuddee son mouvement historique. loolu mooy kon dellu siwaat lañu di def, di mettre l'accent, di waxaat, di feddal rek ci lan mooy imaama ak lan mooy wilaaya. waxtaane imaam Xuseyn du imaam Xuseyn en tant que jëmmi ji nga xam ne moom la solo al mutamassilu bihi aw mutamassilu fiihi aw al jismul mumassalu bihi, du loolu moo ci am solo, waaye imaamul Xuseyn li mu représenté woon dinay baax ñu dellu siwaat ci. imaama xam ngeen ni yàlla mi ngi ñu koy wax ci alquran naka la ko taxawale en tant que institution. imaama en tant que institution bu taxaw nga xam ni day am vocation, mission wu ñëw sauvegarder nubuwa, maanaam ñoŋal ko mu taxaw. mission wu imaama, vocation mooy sauvegarder nubuwa et son contenu, maanaam nubuwa ak li mu làmboo, ba pare nag pérenniser ko, maanaam doxal ko mu wéy ila qiyaami yawmi diin. loolu mooy imaama. yàlla subhaanahu wa taala mi ngi ñu koy junj ci alquran ci suratu baqara. yàlla ay waxam bu fekkee da nga yem rek ci aspect académique bi, mooy jaami'i bi, taalimi bi, du doy.
dégg mu naan wa bismillahi rahmaani rahim wa id ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman. Ibrahima avait été éprouvé sur tous les plans yàlla da koo xool ci yépp mu mat lépp ko yàlla yépp mu mat ko yàlla gis ci moom surtout li gën a nga xam ne moom la yàlla gën a soxla ci profil yi muy tabax maanaam ñi nga xam ñoom lay dénk kilifteef ñoom lay dénk ay mission li gën a am solo ci profil bi Ibrahima am ko yàlla di ñu dellusiwaat ci loolu mooy al isma l'infaillibilité olof naan ko mucc ayib nga xam ne Ibrahima dundam yépp musul mooy yàlla mooy donte daf lu tuuti la lu minime lu insignifiant ci mooy yàlla Ibrahima musu ko def loolu mooy wa id ibtala Ibrahim rabbuhu que yàlla xoolee éprouvé ko mu mat mu dénk ko institution boobu. Dans la marche l'évolution de l'humanité maanaam ci dox bi doomu aadama di dox di màgg ak nite di màgg di dox ba ci Ibrahim ci jamonoy Ibrahima la yàlla créé institution boobu di imaama waaye sa mise en œuvre effective globale et générale maanaam fi ko yàlla di doxale nag mu dox dëgg nag daal di tënku nag dox mooy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaama googu institution boobu ndax bi ko yàllay créé bi ko yàllay teg ci kaw suuf di ko indi di ko jëmmal ni mu fi defee woon nubuwa ak risaala nubuwa di prophétie risaala mooy contenu prophétie di message bi nga xam ne moom lay doxee moo dox ba ci Ibrahim yàlla dénk ko institution boobu ba pare nag ni ko dama koy bàyyi ci say sët dong lay génne profil yi profil bi day soxla ñaar mooy deret ju koy tawu deret mooy le sang lignée boobu yàlla ni Ibrahima yow laa ci tànn lu tax ndax yow laa éprouvé nga mat lépp ba li ma soxla yaa ko mën a produire loolu moo indi woon wa min durriyati ji yàlla ni ko waaw wante ci sa lignée lay doon c'est-à-dire say sët ak say doom ñoo koy doon ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi may dénk institution boobu ñoo koy administrer ñoo koy doxal takunul imaama ka jihaaz taxta riayatihim ñoo koy doxal wante damay tànn ci ñoom nag du doon ñépp parce que di nga am ci say sët ñoo xam ni dinañ ma mooy sax dinañ def bàkkaar même benn yoon ci seen dund ñooñu duñ ci bokk ils sont d'office exclus bokkatuñ ñi koy doon ci say sët mooy ñoo xam ni duñu mus a def bàkkaar ci seen dund parce que dañuy mucc ayib mooy dañuy am isma c'est-à-dire dañuy infaillible loolu mooy infaillibilité ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñooy candidat yi nga xam ni ci yow lay jóge man yàlla maa koy tànn parce que maa leen di former maa leen di defar ci yow la ñuy jóge yaa leen di produire nii la ñuy mel kon ñëpp duñ ko doon kon ñi ko mën a prétendre mooy ñi nga xam ni buñ juddoo ba fi ñuy màggee war ko mën a doxal bu ñu xoolee gis ni mosuñoo juum benn yoon juum la wax ils ne se sont jamais trompés ils n'ont jamais commis d'erreur ñooñu mosuñoo juum mosuñoo def njuumte mosuñu def bàkkaar yàlla ni ñooñu laa koy jox bu ñuy wax ci imam Hossein li mu représenté mooy institution boobee ndax bi yàlla ne Ibrahima ci say sët laa koy bàyyee mais du ñëpp daal di définir profil bi daal ni ku musul def bàkkaar ci say sët ci say doom ci sa lignée la ñuy doon moo tax boo xoolee Ibrahima alayhi salaam li ko yàlla defoon wax na ko def na ko li ko yàlla waxoon def na ko ndax bu ngeen xoolee dem leen ci l'histoire ngeen gëstuwaat bépp yonent bu mus a ñëw ginnaaw Ibrahima ci sëti Ibrahima la bokk bépp yonent bu mus a ñëw ñi nga xam dañu ñëw ci ginnaaw Ibrahima alayhi salaam ñépp doomi Ibrahima lañ ay sëtam ci li ñeem lañ bokk ci deretam lañ bokk koo ci dàq mu dem rek bu demee Ibrahima nekk maamam ñépp nag ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
mu dikk nekk doomu Ibrahima. bu ngeen xoolee ci histoire sax ñi ko doon contesté bu ñu demee ba dem ci ñi nga xam ni dañuy xam wàllu askan c'est-à-dire ay spécialistes lañu ci lignée dañ leen di wax ne dem leen gëstu benn sew-sew bii waa ji am na lépp fi ngeen ko natt yépp mat na ko mais xool leen est-ce que sëtu Ibrahima la bu bokkul ci deretu Ibrahima rek du yonent bi nga xam moo war a mujj jamono. kooku bu ngeen gëstoo histoire di ngeen gis ni am na ñoo xam ne il mettait l'accent sur ça. ba ci yonent yàlla Muhammad alors ci yonent yàlla Muhammad nag la yàlla ni ko la mise en œuvre effective de la mission ou des missions de l'imama mi ngi commencé ci yonent bi ndax ci yonent bi la prophétie di taxawe di arrêté ginnaaw imaama yàlla daf ko defaroon teg ko mu nekk institution boo xam ni sa mission première mooy la sauvegarde de la prophétie maanaam mu wattu nubuwa ba du réer. mission ñaareel bi mooy mu yóbbu prophétie di ko doxal muy dox di tasaare du manqué du faillir ci li mu waroon a def ba keroog àddina di tukki lu mooy imaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu nekkoon fukk ak ñaar ginnaawam mu ne ñu nag du ko ëpp du ko manqué du ñu ëpp fukk ak ñaar du ñu manqué fukk ak ñaar mu bàyyi ñu ak institution boobu prophétie amatul waaye bu imaama amul prophétie réer prophétie jeex na ndax le sceau maanaam xaatimuha mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye li koy ñoŋal ba nit ñi duñ ci wuute duñu ci jaaxle duñu ci werante ba di ca weddente mooy imaama moo ciy nekk loolu moo tax mu bàyyi fi imaamu Ali alayhi salaam malheureusement ñëpp d'accorduñ ci waaye mi ngi fi ba tey xam-xam wéral na ko alxuraan wéral ko saxal ko xel mu rafet itam da koy nango imaamu Ali nekk ka ca jëkk salawaatullaahi wa salaamu alayhi amirul muminin parce que daf ñu ni fukk lañu ak ñaar bu fi jógee imaamul xasanul mujtaba moo koy donn bu fa jógee imaamul xusayn moo koy donn lépp ci ndigalal yàlla parce que famille la ko yàlla tànn mu nekkoon famille Ibrahima ni ko ci loolu lay nekk famille Ibrahima fi mu nekk nii ci jamono ki ko taxawee dëgg-dëgg nga xam mooy deret ja mooy Muhammad ibn Abdullah allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mooy doomu Abdullah Abdullah di doomu Abdul Matlib boo ko toppee muy dem di dem ba romb ñoom Adnaan mi ngi sës ci Ibrahima kon Muhammad di sëtu Ibrahima Ali mi nga xam ne moom moo jëkk a doon yonent bi imaama kon moom mooy kan nañ xool profil bi est-ce que dem na ci Ibrahim ñu la Ali doomu Abu Taalib la Abu Taalib ak Abdoulaye bi jur yonent bi ñoo bokk ndey ak baay kon wax ja teer na foofu kon kay bu yonent bi dee sëtu Ibrahima bila shakkin wala riibin incontestablement sëtu Ibrahima la kon Ali bila shakkin wala riibin sëtu Ibrahima la ni ko yàlla waxoon kon mi ngi fi profil boobu la maasum la itam infaillible la itam ndax moom rek ci ñi ñu tuddee saxaaba moom rek moo ci am mandarga bi ñu naan ko karramallahu wajhahu foo tuddee Ali ci ñi ko xam ñu xam histoire xam dàkkantal yi boo nee Ali ibn Abi Talib rek ñu la karramallahu wajhahu moom day yàlla dafa préserver sa face yàlla da koo teral ba teral kanam gi musul sujjóot ci xërëm musul def bàkkaar boobu musul mooy yàlla après doom ji Xasan la Xasan ndax sëtu Ibrahima la waaw ndax ñaari sëtu Ibrahima ñoo ko jur moom bete la kuy baayam Alioune sëtu Ibrahima la kuy ndeyam Fatima sëtu Ibrahima la ndax doomu rasulillahi la ay bete lañu Ousseynou itam moom lu ko ci dugal sëtu Ibrahima la mooy rakku Asan ñoo bokk ndey ak baay yàlla leen tànne noonu ba pare ñu nekk ñoom ñëpp ñu nekk ay maasum ay sëtu Ibrahima leen après Asan kan la mu ne Alioune la Zeynul Abidin doomu Xuseynu la après kooku kan la mu ñu la Muhammadul Baaqiral doomu Alioune Zeynul Abidin la après kooku kan la ñu la Jaafaru Saadiq moo cee tegu doomu Muhammad Baaqir mi ñu tudd léegi la ginnaawam kan la ñu la Muusaal Kaazim mooy ñëw doomu Jaafaru Saadiq mii la ñun la waaw bu fa jógee kan mooy ñëw ñun la Aliyu Rida mooy ñëw moo nekk juróom-ñetteel bi doomu Muusaal Kaazim mii di doomu Jaafaru Saadiq la
kooku mooy imam Rida imam Rida lañ koy wax mooy 8e imam bi ci sur les 12 8e des 12 imam Rida boobu daa am waxtaan wu amoon digganteem ak benn taalibeem bu baax ñu koy wax Rayyaan ibnu Shabib. Rayyaan ibnu Shabib kuy gëstu waxi imaam yi ak seeni njàngale di nga koy gis turam di ñëw souvent régulièrement sax bu ngeen demee ci li ñu tuddee al kutubul arbaa les 4 livres qui sont des livres de référence mais du ñu wax ne nag ni tout à fait sûr parce que bu ngeen demee ci chia duñu lay wax mukk naa la livre sàngam saxeex la téere sàngam téere bu wér la duñ koy wax ñoom ndax bu ngeen demee ci chiatu ahlul bayt jàngaleem ahlul bayt alayhim salaam benn téere dong moo wér mooy téere yàlla boobu rek moo wér ndax moo jóge ci ku wér moo jóge ci maasum ginnaaw téere yàlla bi amuñu beneen téere boo xam ne yonent yàlla Muhammad moo ko bind ak loxoom bu amoon mu day nekk téere bu saxeex day wér mënoon naa bind nag ginnaaw yonent yàlla Muhammad ak alquran amuñu beneen téere boo xam ne Ali ibn Abi Talib moo ko bind ci loxoom bu amoon chia yi daal ni téere sànq téere boobu saxeex la waaye ginnaaw amul téere ñi am yépp ay nit la ñu baax nag ñu góorgóorlu jàmbaare ñoo koy gëstu di ko dégg ci lañ dégg ci imaam yi di ko bind mais dañ koy vérifier nu ndax dëgg la am du dëgg taalibey Chérif Ali bis bu nekk ñu ni Chérif Ali nee na keneen kon ni ko noonu waxewu ko woon noonu kii ni waxewu ko woon noonu finalement on finit par se référer directement à lui dañu muy daw di ko waaw Chérif nangama nangam la ñu déggoon nangama nangam mu confirmer wala mu infirmer imaam yi noonu lañ nekk woon ak seeni taalibe di bind waaye am na ci ay livres yoo xam ni ñu ngi leen di doyloo ci recherche maanaam booy gëstu ji da nga ca mën a dem ñeenti livres yooyu boo fay gëstu ñaare di ngay gis ku ñu tudde Rayyaan ibnu Shabib mu nekkoon taalibe imaamu Ali Rida di nekkoon 8e imaam bi bari na ay waxtaan yu muy nettali ci imaam Rida yoo xam ne boo ko toppee day am concordance maanaam day am tawaatur mooy loo xam dafa ñëw benn xibaar benn information ñëw biñ ko jëlee ñu gis ay sources yu différentes indi ko ñoom ñëpp mais de façon concordante kenn wutewu ci ak sa morom loolu ñu tuddi xadis mutawaatir sources yooyu yëpp nekk ay sources yoo xam ne itam ay sources la mawsuuqun biha c'est-à-dire sources yoo xam ni am nañu confiance ci ñoom bu ngeen demee ci wasailu chia dem ci kaafi tahzib di ngeen ko fay gis ay xadis yu bare yu muy wax yu ñëw turu Rayyaan ibnu Shabib ñëw ci taalibey imam Rida bi 8e imam ci ñi ko gënoon a jege la bokkoon wax nañ ni sax moom nijaay la ci Mu'tasim doomu Haarun Rashid boobu am na ñu ne wax ni doota nijaayu sax Ma'mun la woon ndax ki nga xam ne moo jur Ma'mun di Marida nee nañu sëram la woon maanaam rakkam la woon mbaa magam la woon Rayyaan moomu dafa jege woon imaam Rida bokk na ci nga xam dañ daan ñëw rek fëgg imaam ubbi leen buntam ñu toog di waxtaan bokk nañ ci ñi nga xam léeg-léeg imaam Rida toog bu toogee ñaar ni waaw ana Rayyaan gisuma ko tey de ma nga ca tool ya wala ma nga def sax wool leen ma ko moom amoon na loolu dafa ñëw benn bés ci dugg ci imaam Ali Rida salaamullahi alayhi nee naa leen mooy 8e imaam yi ci 12 personnes yi nga xam ñoom la yàlla dénk cette institution qui s'appelle imama la guidance la direction de la umma la gestion de la nubuwa kilifteef gi ñiy yóbbu xeet wi ci jàmm ñi leen di teg ci yoon wi ba duñu réer duñu fëlxoo duñu wuute duñu werante ak a weddente mu dugg ci moom bi mu ñëwee nag mi ngi ñëw ci premier jour muharram ci bis bi jëkk ci bisi weeri tamxarit wii nee na imaam nee na dafa dugg seen imaam ni ko yabna Shabib waa yow ibna Shabib asaimun anta est-ce que woor nga mu ngi ko woor waaw mu ngi ko déedéet wooruma tey de nee na imaam ni ko inna hada al yawm bis bii day huwa yawmu alladi daa fi Zakariya ci la Zakariya ñaane woon boromam
naan ko rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka samiu du'a ci la ko ñaane woon. bis bii de di bis bi njëkk ci weeru muharram nañu éviter confusion bi nag bis bi njëkk premier jour nga xam ne bu ñu toppoon suñu logique moom la ñuy def jour de l'an bu ñu toppoon suñu logique ñun bu ñu créé suñu bopp jour boobu la ñuy def jour de l'an ndax dañ ni dañuy feetu année dañuy feetu at mu bees mi suñu logique bopp ñun ñoo ko créé mu ni ko boo ko wooree ba ngoon booy dog loo ci ñaan yàlla mu may la ko. kooku benn njàngale la bu imaam Ali Rida jàngale fii te soo ñoom seen njàngale mooy njàngaleem yonent bi parce que li nga xam ne mooy tax njàngaleem yonent bi ñoŋ mooy être sauvegardé ñoom ñoo ko yor bu dul ñoom rek njaxas mën na caa dugg. la preuve bu ko waxtaanu laajoo mën nañ ci dugg ba indi ay njaxas yu bari yu am ci yeneen njàngale yi nga xam ne jëlewuñ ko ci ñoom. ci la ko yàlla nangule ku ci ñaan yàlla nangul la. yabna Shabib yow Shabib. xanaa xamoo ni muharram bii di weeru tamxarit ñun ñoo ngi ko xam ci weeru tamxarit kaana ahlul jaahiliyati fii ma mada yuharrimuuna fihi zulma wal qitaal mu ne ko ahlul jaahiliya les gens de l'obscurantisme mooy ñi nga xam ni nekkuñu ci dëgg fii ma mada nag gis nga ñoom seen langage bu ñuy wax boo bàyyee xel subtilité rek di nga comprendre lu bari bu ñu woon ahlul jaahiliya yem foofu rek day mel ni kon jaahiliya amatul. mais mu ni dans le passé dañ ci doon aaye ñoom dañu interdire woon de façon formelle aaye gu batta kenn du ci tooñ kenn du ci xeex ñoom dañ ko aaye woon ci li passé ça veut dire que fii maamada kon am na kon ba tey ay jaahiliya yu fi nekk yoo xam ne ñoom loolee nga xam ne ay norme la woon maanaam ay yoon la woon yu ñu doon fonk ci démb ci jaahiliya ñoom sax malgré que ñu ngi ci jaahiliya mais respecté tuñu la seen maam ya doon respecté ci jaahiliya loolu mooy subtilité bi nga xam ni njàngale bu sew bi nga xam ni imaam dugal na ko ci wax jooju muy wax ak ibnu Shabib fama arafat hadihi l umma xormata shahriha waaye nag malheureusement xeet wii de xamuñu orma ji nga xam ni weeram wi am na ko. Malheureusement, cette communauté ne connaît pas ou ne reconnaît pas la sacralité de son moi, c'est-à-dire de son moi à elle. Xormataha hiya maanaam xeet wii de xamul mbaax gi weeram wii baax maanaam bu ñu sàmmoonte woon mbaaxuk weer wi ñun ñoo ciy jariñ parce que suñu weer la looloo tax imaam waxee noonu. fa laqad qatalu fi hada shahr Shayb xam nga lu gaa yi def mun ko ci weer wi la ñu rey xamuñu orma ji weer wi am mais xamuñu itam orma ji seen yonent am voilà malheureusement xeet wii de di xeetu Muhammad non seulement xamuñu orma ji nga xam ne moom la weer wi am waaye itam xamuñu ci ormay seen yonent mu dar gémmi ni ko luñ ci def yabna rasulullah mun ko xat xataloo fihi durriyatahu ci la ñu rey ay sëtam doomam yi Xuseyn ak waa këram wa sabbu nisaahu ñu jël ay jigéeni yonent bi summi leen def leen yaramu neen def leen ay jaam sabbu mooy koo xam da nga koo jàpp def ko njaam waaye bi nga koy def njaam da nga koo tàqale ngoram da nga koo déshonoré kooku mooy sabaya ci arab koo xam ki da nga ko jàpp jaam c'est-à-dire que tu l'as privé de sa liberté nangu nga ak liberté mootul demal boppam fenn waaye ci biir loolu nga xotti ormaam c'est-à-dire que tàqali kooku ak son honneur xam ngeen jigéen ju baax boo xëccee folaaram sànni xëcc robbam sànni ba ay mbaggam ak dënnam commencé feeñ toroxal nga ko loolu lañ ci def waa kër yonent bi ginnaaw bi ñu reyee góor ñoo pare ba noppi ci ñoom imaam Rida teg ca fala gafarallahu lahum abadan maa ngi ñaan yàlla bu leen yàlla baal mukk amin yaa rabbal aalamiin nangu na ñoom bu ñu naan yàlla nangu xalifatullaah fi ardi ki nga xam moo fi rasulillah làmmiñu yonent bi la ñuy ñaane xolu yonent bi la ñuy ñaane parce que ñoo fi yonent bi mu ni fala gafarallahu lahum dalika abadan maa ngi ñaan yàlla bu leen yàlla baal loolu mukk yabna Shabib in kunta baakiyan bu fekkee nar ngaa jooy
dara nar na laa jooyloo ci àddina fexeel ba Xuseynu jooyloo la bu fekkee dara mën na laa jooyloo fa in kunta baakiyan bu fekkee dara mën na laa jooyee fab kilil Xuseyn jooyal pour Xuseyn ak liñ ko def ibn Ali ibn Abi Talib alayhim assalaam fa innahu dubiha kama yubxasul kabshu xoolal moom dañ koo jàpp rendi ko comme ni ñuy rendee gàtt noonu lañ ko def te pourtant du nekkul woon Xuseyn dong moo fi doon xalifa yàlla moo fi doon rasulullah moo fi doon Ali ibn Abi Talib bal moo fi doon Ibrahim alayhi salaam xalilullah moom la woon dégg nga ci ziyaara bi yaa ngi koy wax ni yaa waarisa Ibrahima yaa waarisa Ibrahima ô toi l'héritier de Ibrahima qui était l'ami de Dieu donc ça veut dire que c'était lui l'ami de Dieu sur terre moo doon xaritu yàlla ci kaw suuf moom ak samaniyata achara rajulan ak fukki góor ak juróom-ñett ci waa këram ci deretu yonent bi sans compter ay saxaabaam yi àndoon ak moom ñoo xam ni nag gis nga fukki góor ak juróom-ñett yooyu c'est 18 personnes tuées nga xam deretu yonent bi la maa lahum shabihuna fil ard doo gis ci kaw suuf jamono boobu kenn ku nuroo ak ñoom ci bind ci melokaan wu rafet ci xam-xam ci mbaax ci taar ci nuru yonent bi ci dëggu ci représentativité amul kenn ku mu toll ni ñoom amu fi woon imaam Rida mu ngay wax de wala xat bakati samawatu sab wal arduna li qatlihi mun ko gis nga rey gi ñu rey Xuseyn asamaan yu juróom-ñaari ak suuf yépp jooy nañ ko wala xat nazala ila al ardi min al malaikati arbaatu alaafi li nasrihi mun ko te sax gis nga ma wax la bi ñuy rey Xuseyn ñeenti junniy malaaka wàcc nañ jóge asamaan 4000 anges armés jusqu'aux dents 4000 mais bi ñu egsee fa wajadu annahu qad qutila ils ont trouvé que il était déjà tué assassiné bi malaaka yi egsee fekk nañu rey Xuseyn ba pare dañoo accuser un retard am na lu yàlla bëggoon a wane xam naa ñoog jinne yi itam amoon na ci nee la lu tolloog 7000 jinn yu jóg ñoom tam parce que dégg nañu woote Xuseyn bi hal min mughiithin yughiithuna ahlal bayt y a-t-il un secours est-ce que am na kenn ku ñu mën a secourir ñun bi fi nekk ni jaaxle nañu est-ce que quelqu'un est-il prêt est-ce que am na kenn ko pare pour ñëw jàppale ñu jinne yi dégg ko fëx malaaka yi jëppar fëx bi ñuy egsi fekk nañ ko ñu rey jinne yi nee nañ dañoo réer ñoom day sànn xamuñu fu Karbala féete imaam Rida nee na malaaka yooyu ak jinne yooyu fa hum inda qabrihi shu'asun ghubrun ña nga ca xabroom di jooy pënd seen yére ya jaxasoo bu dee ay karaw la karaw ya ràpp na poussière sonn ñaq tooy xib lu ñuy def ila an yaquuma al qaa'imu imaam nee na fa la ñuy des ba keroog imaamul mahdi di ñëw ñu ànd ak moom bokk ci ay partisans pour venger Xuseyn insha allah et restaurer la dignité humaine dellusiwaat ak nité ci kaw suuf dellusiwaat yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni ko xam nga malaayka yi foofu seen shiar lan la seen devise lan la mooy yaa li saaraatil Xuseyn yaa li saaraatil Xuseyn saara bu ko arab waxee mooy at talab bi dam c'est une formule par laquelle on revendique le sang maanaam dañuy jóg pour revendiquer deretu imam Xuseyn bi ñu tuur pour appeler ñu yóbbu jëm ci vengeance ñu fayul imam Xuseyn saara ci arab mooy qatlu qaatilin nafs aw qaatili xamimihi mooy ki nga xam ne dafa rey koo bëgg lool yow nga taxaw tem di daas sa xol di daas sa jaasi pour fayu
malaaka yi li ñuy wax mooy yaa li sa'ratil Xusayn ana kan mooy jëkk ànd ak ñun ñu fayul Xusayn ñoom junne yi foofu la ñuy wax doomu aadama itam loolu la ñuy wax fii dañuy wax ni yaa li sa'ratil Xusayn dañuy jóg préparé wu ak ñan ñoo pare pour ànd ak ñun ànd ak malaaka yi ànd ak imaamul Mahdi pour ñu fayul Xusayn ñu fay ñu jël revanche labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn labbayka ya Xusayn labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn imaam Rida ni ko yaa ibna Shabib laqad haddasani abi sama baay nee na ma xam ngeen baayam mooy kan imaam Rida kuy baayam imaam Muusa al-Kaazim an abihi moom mu jële ci baayam imaam Muusa al-Kaazim kuy baayam Jaafaru Saadiq ñoom ñëpp ay imaam lañu an jaddihi mu jële ci maamam ñu di jële seen maam ci maam naam maam ba ci rasulillah annahu lama qutila jaddil Xusayn nee na sama maam Xusayn bañ ko reyee nee na xadis bi imaam Zeynul Abidin moo koy nettali parce que moo fekke moom lay maamam jooju ni ko am mu ni am tarti sama daman wa turaban ahmara asamaan dafa taw deret ju ànd ak suuf su xonq cur mun ko loolu moo am bi Xuseynu génne biñ ko daaneele biñ ko reyee tooñ ko mun ko asamaan dafa taw deret deret jooju bi muy ñëw taw boobu dafa ànd ak suuf su xonq cur ba xonqe ni deret imaam Rida mooy wax loolu mun ko loolu Shayb war ngeen ko xam war ngeen ko xamal itam ñiy ñëw ndax ci loolu la ñuy mën a dëgg pour seen xol tàng ñu mën a fayul Xusayn ndax ku fayul Xusayn yàlla dina la fay yabna Shabib mun ko in bakayta ala al Xusayn xata tasira dumuuka ala xaddika aw ala xaddayka soo jooyee Xusayn ba sa rangooñ tuuru dal ci sa lex dal ci sa xadd fii gafarallahu laka kulla danbin adnabtahu yàlla dina la baal bépp bàkkaar boo musa def bàkkaar boo musa def boo jooyee Xusayn ba sa rangooñ dal ci sa lex yàlla dina la baal bàkkaar boobu yëpp mun ko mun ko sagiran kaana aw kabiran moo xam bàkkaar bu ndaw la moo xam bàkkaar bu mag la qalilan kaana aw kasiran moo xam bàkkaar bu tuuti la moo xam lu bari la yàlla la koy baal ku jooy Xusayn ba sa rangooñ génn yàlla baal la bàkkaar yooyee mun ko yabna Shabib ma wax la ñoom noonu lañu dal waxee ak seeni taalibe diw déglu ma wax la sang bi ku koy déglu kuy togg ak moom ci yenn jotaay yi léeg-léeg buy wax kenn lay ciblé ci ñi muy waxal ñun rek di ko woo diw est-ce que tu comprends nangam bu waxee parak diw est-ce que tu comprends nangam déedéet bu ko defee mu ne ko non Mawlaaya waa ji toog moom dund na ci ay expérience yu bari souvent moom la ñuy moom mooy lan cobaye ngeen koy wax bu ko defee mu ko non yaa Mawlaaya mu jël ndono googu lii moom la ñu gis ci récit yi ñu jàng ci imaam Rida ak Shabib yabna Shabib mun ko labbayka Mawlaaya daf lay woo jàngalekat dëgg-dëgg bu lay woo day attirer sa attention da lay woo nga xam ne yow lay waxal woote boobu muy woo taali boobu mi ngi koy woo ci ñun ñëpp képp ku ko def confiance appel bii day ñëw vers toi day adressé ci yow directement Shabib moo lay représenté foofa in sarraka an talqa allaha azza wa jalla wala danba alayka su fekkee ne bëgg nga est-ce que tu veux réellement nga dajeek yàlla ëllëg te doo am benn bàkkaar mun ko wallahi yaa mawlaay loolu rek laa bëgg mun ko fa zur Xusaynan alayhi salaam kon ziyaareel Xusayn donte benn yoon la ci sa dund kon ziyaareel Xusayn ku am daggal paas dem ku amul ñëwal fii sang bi démb rek mi ngi koy wax nee na ku amul paas ci ñun ba dem Karbala ñëwal fii boo ñëwee ziyaare nga imaam Xusayn alayhi salaam imaam Ali Rida ni ko yabna Shayb su fekkee ni bëgg nga est-ce que bëgg nga dajeek yàlla te booy dajeek moom doo am benn bàkkaar toq bàkkaar doo ko am mun ko wallaay looloo ma gën a àddina ak li ci biiram mun ko fa zuril Xusayna alayhi salaam kon fexeel ba ziyaare Xusayn bi donte benn yoon la am ngeen chance bis bu nekk ñu ziyaare ko fii fukki guddi yëpp tey mooy juróom-ñetteelu guddi
juróom-ñeenteelu guddi 9e nuit ah bu ñu defee ziyaara te dinañ am 9 ziyaara on l'aura ziyaara donc 9 fois insha allah mun ko yabna shabib in sarraka an taskuna al ghurafa al mabniyata fil janna ma'a nabiyyi alayhi wa ala alihi salaam fal an qatalatal Xuseyn est-ce que bëgg nga ëllëg nga dëkk ci ay château yoo xam ni yàllaa ko tabaxal boppam ci aljanna architecture boobu dina doy waar de ah nga dëkk faak yonent bi nag ak waa këram est-ce que bëgg nga loolu mun ko wallaahi mawlaay na amul ci àddina lu ma gënal loolu amul ci sama dund lu ma gënal loolu mun ko kon fal an qatalatal Xuseyn dee rëbb ñi rey Xuseyn allahumma an qatalatal Xuseyn allahumma an qatalatal Xuseyn allahumma an qatalatal Xuseyn yàlla na nga rëbb ñi rey Xuseyn yàlla na nga rëbb ñi rey Xuseyn noonu la ngay wax yàlla boo ko mënul ci arab rek waxal noonu yàlla na nga rëbb ñi rey Xuseyn yàlla na nga leen rëbb de yàlla na nga leen duma yi gën a saf ci duma yi yu gën a metti ci duma yi yàlla boo leen yërëm benn yoon abadan mën ko yab na shabib yow na shabib in sarraka an yakuna laka min sawab misla ma liman istashhada ma al Xuseyn ndax bëgg nga am ci yool ci tuyaaba lu toll ni li yàllay fay ñooñee nga xam dañoo daanu ca Karbala ànd ak Xuseyn du bëgg nga ko mun ko wallaahi yaa mawlaaya bëgguma ci àddina lu gën loolu rek laa bëgg xaw ma nu ma koy amee mun ko fa qul mata ma zakarto kon saa bu sa xel demee ci Xuseyn rek da ngay wax naan yaa laytani kuntu maahum fa afuuza fawzan aziman yaa laytani kuntu maahum fa afuuza fawzan aziman aka neexoon ma nekk fa ndax ma am li ñu am aka neexoon ma bokkoon ci waa kër Xuseyn ak ci saxaaba yi Xuseyn yooyee ndax ma am la ñu am ci nangoo sacrifié wu pour xalifa yàlla ci kaw suuf nangoo sacrifié wu pour doomu rasulillah ci kaw suuf nangoo sacrifié wu pour reeni xoli yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na saa boo ko waxee yàlla dina la jox tuyaaba ju toll ni ñoom dox ñoo na ndax yaa ko mébét doomu aadama du mébét lu mu bëggul nee na parce que yaa ko mébét te danga ko bëgg moo tax nga mébét ko soxol yëngutu ci Xuseyn boo ko waxee yàlla may la ko yaa laytanaa kunnaa ma'ahum fa nafuuza fawzan aziman yabna shabib in sarraka an takuna ma'ana fi darajaati al-ula min al-jinaan est-ce que bëgg nga nekk ak ñun dëkkandoo ak ñun ci kër yi gën a kawe ci étape yi gën a kawe ci gox yi gën a neex ci aljanna bëgg nga ko mun ko loolu rek laa bëgg mun ko kon xam nga nooy def mun ko da ngay tànn fahzan li huznina lépp lu nekk su njàqare fexeel ba loola doon sa njàqare fahzan li huznina bu ñu amee naqar amal naqar kon mun ko wallaay wafrah li faraxina bu ñu kontaanee ñun tam yëngu ko kontaan fexeel kon ba dëppale sa naqar ak suñu naqar passage bi moo tax bi may def sama lecture ba yegsi ci ma ne naa indi texte bi ñun tam ñu partagé ko passage bi mooy wax ak ñun ñëpp ñun waa Sénégal ñun ñëpp ñoo ngi feetu tam xarit di ci wane suñu mbégte di wax ne dañ ci teral suñu jaboot yaakaar ne ak jaamu yàlla la ñu nax ñu ci pourtant la plupart d'entre nous ñi gën a bari ci ñun xam nañ ni yonent bi am na ci naqar parce que lii lañ ci def waa kër yonent bi waaye dañ cee teg mais nag jooju mooy yàq suñu liggéey imaam pourtant nag ñun ñëpp bëgg nañ yonent bi Mawlana Sharif Mouhamad Ali Haydar da koy faral di wax yàlla na ko fi yàlla yàggal tam wér que Sénégal kenn gën leen a bëgg yonent bi firnde ji dañ koy wane jamono bu nekk waaye nax nañ leen nax yu yàgg yoo xam ne ba tey nanguwuñu def attention pour libérer wu ci nax yooyu daal di évoluer dem ndax tàmm gu ñu tàmm waane fii imaam Ali Rida te kii bu waxee ak ñun loolu mooy bu yonent bi nekkoon place am lii la ñuy wax ni mu ñu ko waxee il allait nous dire exactement ce qu'il vient de nous dire yonent bu nekkoon place lii la ñuy wax
su fekkee ne bëgg nga dëkkandoo ak ñun aljana dugg aljana te doo am benn problème doo am benn jafe-jafe boo duggee doo ñaq doo poussière doo yëg benn jafe-jafe fahzan li huznina fi nga xam ne ñun dañ faa am njàqare am fa tiis ak naqar fexeel am fa tiis ak naqar wane fa tiis ak naqar yow itam fafrah li faraxina fi nga xam ne dañ faa am bànneex kontaan fa lool bég fa fexeel wane fa mbégte ak kontaante ma ni boo déggee lii te conscient ci ñii ñooy donn yonent bi ndax ñoom yonent bi tudd na leen wax ci ñoom ginnaaw bi leen yàlla tuddee ni ko waxal ci ñoom rekk nag la yonent bi tuddee nii wax ci ñoom ginnaaw bi nga xam ne ñoom dong la yàlla wax ci ñoom tudd leen nii dénk leen kilifteef gi ba noppi nag woo ñu ñun ñépp nag ni ñu yéen ñépp da ngeen womatu ci seen waaw na ngeen daytalu ci seeni tere obéissez à leur ordre na ngeen def lépp lu ñu leen sant na ngeen bàyyi lépp lu ñu leen tere ñoom dong la ko yàlla wax ñu ne mu ni ñu nag su ngeen bëggee dugg aljana dëkkandoo ak ñun ci château yi nga xam ne yàllaa ko tabaxal ñu ko léegi suñu bëggee bégal suñu bégul bégal bul bég léegi nag ñu laaj suñu bopp ñun ñëpp kenn ku nekk nañ laaj boppam ndax kenn ci ñun mën na assurer ni yonent bi bisub tamxarit bii ñuy feetu wala guddik tamxarit gii ñuy mooñ suñuy cere di lekk ak a tëgg ak a saatagaay est-ce que yonent bi da ciy bég wala bégu ci ndax kenn ci ñun mën na assurer loolu que yonent da ciy bég ndax kenn ci ñun mën na assurer mën na dogu ci ni bis bii day 9e jour bi ñuy lekk suñuy cere ak a saatagaay di tëgg ak a fecc di joxalante ay teraanga amirul mu'minin mii yonent bi ni woon sa bakkan mooy sama bakkan sa ruux mooy sama ruux benn ruux la ñu mooñ ko ci ñaari jëmm fatimatu bint rasul zahral batul mii yonent bi ni woon yaay sama reeni xol an fatimatu bid'atun minni aw doget la wu jóge ci man ndax mën nañu am ak dogu ni fatima bis boobu day bég mbaa day kontaan ba ñun ñuy bég ak a kontaan suñu muñul dogu ci loolu nañ xool beneen wàll gi te mën nañoo dogu ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam guddi googu ak di guddi fukkeel bi du juróom-ñeenteelu jour bi ak bisub tamxarit boobu yonent bi béggu ci ndax jooy na ko bi mu fi laata jóge yàlla béggu ci jibril béggu ci parce que wax nañ ne malaaka yi ña ngay toog foofa di jooy ba tey di xaar depuis 14 siècles ña nga fa toog di xaar di jooy jinne yi baax te xamoon information bi ña nga fa toog di jooy di xaar parce que jinne ñoo ñu ëpp aw fan dinañ dund léeg-léeg 5000 ans ou plus yonent bi jooy na ko yonent yi fi nekk yépp yi fi jaar yépp kenn ku nekk jaar nga Karbala jooy nga ko parce que yàlla annoncé woon na li fi xew nga jooy ko pour lan am teraanga ji imaamu Ali Rida di wax Rayyaani ibnu Shabib ni ko boo jooyee Xuseyn ba sa rangooñ dal ci sa dënn c'est fini sa yaram araama na safara rangooñ googu mooy fay bépp safara bu la naroon a lakk ëllëg loolu ma des na cee dogu li kenn mënta dogu nag et c'est le contraire mooy yonent bi day bég ci bis boobu day saatagaay ci bis boobu daka daan feetu musta am kon soo bëggee nekk en phase nga dëppoo ak yonent bi dëppoo ak yonent li mu bëgg du la xoolub yow mii danga may reetaan fexeel ba la leen naqari yow naqari la ci moment yooyu ci bis yooyu la leen tiis lool nga xam duñ ko fàtte ba àddina day tukki mu tiis la lool doo ko fàtte yow tam naqari la lool doo ko fàtte ba àddina di tukki mu ni ko léegi nag wa alayka bi wilaayatina maa ngi lay dénk nag nga xam ne dafa dal ci sa kaw nga porter ta responsabilité sa responsabilité mooy lan suñu wilaaya suñu kilifteef nga jël ko nangu ko wa alayka bi wilaayatina dénk naa la nag mu dal ci sa kaw léegi tey suñu kilifteef nga nangu ko ibn Shayb falaw anna rajulan tawalla hajaran hasharahu llahu maahu yawma alqiyaama xanaa xamoo ne boo demoon ci xeer wële nga kott ko ni ko yow xeer yaay sama kilifa yaay sama xarit bu ëllëgee yàlla ci maandoom bu lay dekkil ci yaa xeer woowu lay boole ndax moom nga jëloon comme ça allié mu ni ko ibn Hajj
fa inna rajulan fa law anna rajulan tawalla xajaran xasharahu llahu yawma alqiyamati ma al xajar su benn waaye demoon fekk aw xeer mun ko yow xeer yaay sama kilifa dama lay jaayanteeg yow prête naa allégeance ak yow nee na yàlla ci maandoom buy dekkal waajooju ëllëg da koy dekkal moo xeeram woowee ni ko da acca xeer waa ngoogu yaa ngoogu fu ngeen xam ne ngeen jëm moo tax mun ko wa alayka bi wilaayatina fexeel am ak ñun pacte d'allégeance loolu mooy lan bu la yàllay dekkal ëllëg yàq ñun lay dekkal ku yàlla dekkal nga ànd ak imaam Ali Rida geesu gis imaam Moussa al Kazim ci wetam geesu gis imaam Jaafar geesu gis imaam Mouhamadul Baqir nga geestu gis imaam Zeynul Abidin geesu gis imaam Xuseyn geesu gis imaam Xasan geesu gis imaam Ali geesu gis Fatima geesu gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa njàqare jeex na innal mar'a yuhshar ma'a man ahabba yonent bi ñoo na ci ay xadis mu ni kenn ku nekk dañ lay dekkil yàkk nga bëggoon yàkk nga doon collaboreel nga dekki ànd ak imaam Muhammad Taqiyul Jawaad dekki ànd ak imaam Aliyul Haadi dekki ànd ak imaam Alxasanu Zaki al Askari dekki ànd ak sa imaamu jamono di imaamul Mahdi ibnu rasulillahi laa wax ma ni kooku sa xel day dal moo tax imaam ni ko def leen ndànk kenn ku nekk nag ka nga àndaloon di ko défendre booy dekki yéenay ànd kenn ci ñu nag bëggut a dekki ànd ak ñi nga xam ni ñoo weddi woon waxu yonente ba ca Ghadir Khoum ba mu waxee waxam investir imaamu Ali jox ko xilaafati jox ko lenge yi jox ko lépp ci kanamu nit ñépp ñu dem Madina tegu ci ñetti weer daal di génn àddina ñu weddi la mu waxoon ñoo ñeek a weddi woon def leneen kenn ku am xel ci ñun doo bëgg yàlla dekkal la ak ñooñ ndax wóorul donte yaa ngi am xel ñaar ci seenu mbaax ak seenu mbon sa préférence bu ñu la choisir loo nga tànn en toute lucidité da ngay tànn ni man yàlla boo may dekkal boole ma ak yonent bi ak waa këram kuñ ci yee ci guddi wax la ko loolu ngay wax lan ngay tànn yow booy dekki ñu boole la ak yonent bi nga ni ak kan ak Fatima ak Aliyun ak Xasan ak Xuseyn wala ñu dekki la boole la ak Yuusufa la ak Samba Kër ak ñeneen da ngay tànn ànd ak waa kër yonent bi am déet de façon très spontanée parce que moo ëpp sécurité ah dugg ci bus bi yóbbu waa yonent bi ak waa këram ñuy teer ca kanamu yàlla moo gën nga dugg ci beneen bus boo xam ni yonent bi ak waa këram nekkuñu ca wóorul yal na yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi xaqil Xuseyn alayhi salaam passage bi moo xëccoon sama attention ma ni dinaa ñëw essayer partager le texte ak mbokk yi fi nekk ñëpp ci guddi imaam Xuseyn yi alayhi salaam ngir ñu fàttali ko waat li nga xam ni moo ñu tax a jóg jërëjëf jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu ala al Xuseyn wa ala Ali ibn al Xuseyn wa ala awlaadi al Xuseyn wa ala ashaabi al Xuseyn wa laanatullahi daiman abadan ala man qatala al Xuseyn wa ala man zalama al Xuseyn min al an ila yawmi ddin allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad